du Kaaba lu mu tabax moom kay dama ko def entre guillemets. waaw wax nga dëgg Kaabaam wax nga dëgg Kaabaam parce que voilà Kaaba moom Kaaba yàlla la. heureusement Kaabaam. waaw léegi moom mbiru viol moo tax mu ne ci kaso bi sax ndax gone googu mu doon jabaroo. te doon tuut tànk wàllu viol moom fan yi dafa doon coow ci réew mi ak li ñuy takkal Ousmane Sonko. lu ci sa gëm-gëm ci gis-gis ak njàngat wala da ngaa maandu. bon affaire viol aw ma ci gëm-gëm li ma xam mooy que ni lu ñaaw la c'est abominable ku ko mën a def kuñ ko def tamit ku ñu war a yërëm la jàppale ko yoon daf ko war a aar muy ci droit bi ñu am fii muy ci l'islam kon viol. l'islam nu mu définir viol. mooy ci jëf yu gën a ñaaw la bokk viol. techniquement nu mu ci wax. lan mën a jàppee viol. crime la waaw si c'est un crime ci l'islam viol moo gën a ñaaw sax njaaloo parce que njaaloo mën nga wax ni ku am jabar dem njaaloo li ñuy wax consentement ñaari magum jëm yu njaaloo loolu rek gis nga ni islam li mu ci wax bu fekkee feeñ na châtiment bi atte bi nu mettee rawatina nag siif donc crime la boo xam ni bu islam doon atte bu charia di atte bu amee ay preuve ci ne nit dafa violé atte bu metti moo koy dal am na sax ay ulama yoo xam ne dañuy wax ne sax faat mën na ko cee fekk mais li ñuy wax ta'zir juge bi mooy xool ampleur bi bu fekkee ni par exemple viol la boo xam ni dafa accompagné wu ak nit ki dee ñu xool liñ kon kooku mën nañ ko faat parce que mën nañu wax ne viol bi moo occasionné kooku ndaw si dee bu fekkee ne viol boo xam ni la daf ko laagaloo rek wala yóbbu fitam ba indil ko problème psychologique juge bi mooy loolu la ñuy wax ta'zir ci dans le droit islamique juge bi mooy évaluer peine bi kon de toute façon c'est un acte abominable ci l'islam aussi droit bi ñu am aussi c'est normal que ñu jàppee ko lu doy waar. mais est-ce que l'islam ak droit ñoo bokk perception maanaam bu fekkee ne nit ki dafa sàkku ku jigéen ki te àndu ci rek viol am na est-ce que l'islam tamit noonu la ko définir. waaw foofu moom ci principe bi c'est la même chose waaw comme ni ñu définir ni viol par menace mooy menace ak contrainte tiital nit ki jaay nit ki doole yóbbu fitam. mais amul tuuti contradiction ndax l'islam ci moom moo wax jigéen buñ koy denc buñ ko kobosee warta gàntu loolu itam. non attends Babacar. là tu es dans le cadre conjugal. ci élage bi mu posé. ce principe bi droit jamono. yow viol conjugal ngay wax est-ce que l'islam d'accord na ci. voilà. voilà. loolu beneen affaire la viol principe bi moom amul différence ni ko droit définir actuellement gisuma problème ci mu ànd ak définition islam ci viol. sàkku nit te neexu ko moo xam da nga ko jaay doole moo xam da nga ko bett et cetera maintenant li ñu tuddee viol conjugal. maanaam nga ki ñu naan jëkkër dafa violé jabaram. loolu am na ci l'islam. c'est plus complexe loolu fan yii yëpp maa ngi ciy liggéey d'ailleurs di ci gëstu c'est plus complexe mais ce qui est sûr c'est que li cosaan ci l'islam mooy ni jëkkër ak jabar lépp lu ñuy def rek dafa war a tegu ci wormaalante ak tegu ci cofeel dégg nga ak jubóo ak waxtaan kon. ci principe bi forcer sa jabar pour sëy ak moom te nga xam ni bëgg ko loolu ñaawteef la maintenant en même temps aussi. islam kon indi nga lu bees parce que ba fii dañ naan dégg dañuy jigéen ñi bu la sa jëkkër kobosee bul gànt mu neex la mu naqari la. loolu moo tax ma ne c'est complexe loolu tam dàquma ko aussi c'est vrai maintenant parce que sa soxna ci l'islam waroo gàntu à condition que li tax nga gànt sa bànneexu bakkan la. c'est-à-dire que ni dañuy bañ nga def chantage sexuel sa jëkkër alors que dès l'instant nga nangu tàkkusaan ñu maye la mooy kon sa yaram dafay nekk à la disposition de ton mari parce que loolu moo tax góor dem takki jabar su fekkee ni bëgguloo sëy ak sa jëkkër bul dugg ci mariage. mais sa définition boobu. dama leen a faale donc dañoo moom nit ñi dañ seen xalaat la ñu am ma am sama xalaat teg ko fi ma koy teg léegi féministes yi moom waxuma la sax affaire viol conjugal ku leen topp ñoom xam nga fu ngay jëm ak ñoom feneen ngay jëm ak ñoom bon mais en tout cas dama ni ci biir l'islam ku jigéen ki islam daf ko wax ni effectivement waroo bañal sa borom kër parce que lu tax góor takk jabar c'est pour bañ a njaaloo kon la mu soxla ci jigéen te sañu koo wuti ci mbedd mi ci yow la ko war a amee yow mi nangu ñu takk la tamit sa yaram day nekk ci disposition mais soo ko bañalee il faut nga wax lu tax nga bañ parce que bu dul loolu nga nekk jabaru nit heure bu la nee damaa soxla lii nga ne ko maa bañ non parce que ci principe bi da nga ko war a nangu léegi nag bañ bi bu fekkee dafa tegu ci loo xam ni charia nangu na ni war ngaa bañ da ngaa feebar da nga sonn wala nangam ak nangam loolu non seulement
ki la takk góor gi war na am compréhension am yërmande ak cofeel ba mu lay takk déjà ba xam ne yow daf la war a yërëm war a waxtaan ak yow ba nga xam ni day nekk ku élégant ku courtois xam na ni loolu soo ko defee te forcé ko ndaw si yow sa côté dina am lu des ndaw si dina am lu des te islam bëggul loolu dafa bëgg ngeen ànd amandoo ngeen baal ma wax bi ngeen amandoo bànneex et cetera kon loolu mooy principe bi kon jigéen bi bëgguñu mu bañ teg ko ci bànneexu bakkanam wala chantage bul ma teg sa loxo wax naa la démb fii rek jëndal ma tissu nga bañ dand ma fële yooyu la islam di bañ parce que loolu tam chantage la boo xam ni waru nekk ci biir cheveux naturel waru nekk ci biir sëy bi kon jigéen bi mais nag bu amee ngant boo xam ni islam reconnaître na ko ku góor ki doit être courtois et élégant pour ne ko d'accord fu nekk ni dafa mel ne da nga xaw a sonn tuuti on fait autre chose. léegi coow li en tant qu'observateur coow li Ousmane Sonko njiitu parti Pastef ñu koy jiñ ne wenn xale bu jigéen ne da koo sàkku mu jur coow yow noo gisee mbir mi moom mu jàpp ne complot la ñi coow laa ngi ci ni kur yow noo gisee mbir mi. ni ma ko gisee mooy que c'est triste quoi man daal lu ma gënaloon te lu gën képp kuy nit ku baax lu gënaloon mooy lu mel nii bañ a xew ci réew mi muy kaw Ousmane Sonko Adji Sarr muy beneen cas viol baaxul daal nekkul lu rafet donc ñu tudd ko rek déjà nekkul lu rafet donc dafa mel ni léegi Sénégal dafa mel ni Sénégal léegi tu as l'impression affaire viol inceste bi tu as l'impression maintenant je suis très inquiet parce que j'ai l'impression que li coow loolu kii tuumalaate am na fu mu ko teg te ki ñuy tuumaal moo ko def am déet non jàppee ma ko noonu li ma jàpp mooy te loolu laa bind sama post Facebook ci affaire boobu 7 énoncés laa ci def sur le principe dama wax ni islam may na képp koo xam ne da ngaa jàpp ne dañ laa tooñ nga dem ci yoon y compris viol y compris nga jël sa alal y compris dañ laa toroxal lu mën a doon nga dem ci yoon loolu islam da koy reconnaître ku mën a doon muy Adji Sarr muy Sonko muy keneen Sonko su jàppee ni dañ ko tooñ dafa war a dem ci yoon Adji Sarr fekkee daf jàpp ne dañ ko tooñ na dem ci yoon mais nag ki dem ci yoon ne dañ maa tooñ foog yoon danañ la laaj indil sa preuve ne dañ laa tooñ ki nga tudd ne moom a tooñ kooku tam islam may na ko tam droit mu défendre boppam daal ne tooñu ma ko kon man noonu laa ko awma lu ma ciy gëm wala lu ma ciy xalaat saa jëm ko teg rek ci principe bi. mais léegi ginnaaw du doxal par rapport à un événement wala par rapport à des personnes mais day doxal ci principe bi. ginnaaw imaam nga te da ngay jàngale. te da ngay gëstu macha allah est-ce que jullit bu góor war naa dem ci salon de massage di bëslu. bu fekkee ni dafa dem pour bëslu pour faju parce que bu fekkee da ngay wax kaaw Sonko bi ngay wax ni wala da ngay wax cas général. non moo tax da ngeen may wax lu leer. waaw Sonko la ñuy wax Sonko. bu Sonko jullit la keneen jullit la est-ce que jullit bu góor war na dem ci salon de massage. kon ci principe bu nu bind avec de belles filles charmantes filles nga dugg di bëslu loolu la ñuy laaj. pourquoi pas mën na nekk su fekkee ni jullit nga te nga dem di bëslu tout dépend lan nga tuddee bëslu bu fekkee da nga bëslu moo tax ma ne la est-ce que da ngay wax kaaw Sonko wala kaaw keneen donc bu ku nekk booy dugg foofu yaa xam la fa dugal loolu moo tax mënuñ ma tontu loolu nii en général mais. su fekkee ni jullit bu góor da nga dem di bëslu pour faju fa nga xam ni dañ fay bëslu pour faju foofu ngay dem. est-ce que l'islam may na ku góor. léegi nag ku dem di koy bëslu ku jigéen di koy bës koo xam du jabaram di bës ku góor est-ce que loolu l'islam may na ko. te fekk du pour faju. bu dee pour faju. bu dee pour faju waaw. waaw parce que bës gi mën naa indi nga bës soo war a bës. waaw bu dee pour faju waaw. mais li gënal islam mooy góor defal la ko bu fa góor nekkul jigéen mën la ko defal bu dee pour faju bu dee pour leneen nag déedéet. mais bés gi moo wóorul jigéen buy bés góor moo wóorul. mais bu dee pour góor buy bés jigéen wóorul. non islam moo tax déggoo nee naa la islam daf ko tere nee naa la bu fekkee ni pour faju te góor amu fa kon jigéen mën na la ko defal comme tey jii problème gynécologie tey jii yow en tant que góor mën nga am problème urologie et cetera nga dem médecin bi nekk une femme. et du yow yaay dugg ci hôpital daan indil leen ma tout de suite. un neurologue et cetera ci cadre boobu laa koy waxee mais il est clair que islam bëggul promiscuité bëggul góor ak jigéen ku la mayul wéet ngeen wéet pour bañ seytaane dugg ñetteel leen kooku kay du la may bës. est-ce que boo dee jullit ak leneen ak leneen kon kay c'est sûr que ci principe bi moom boo dee jullit nga ñëw ci bërëb ñu bind tableau bi avec des charmantes filles. tëgg mi ndax përëm est-ce que boo dee jullit te maandu war nga caa dugg wala nga est-ce que waru seeti feneen. waaw war nga def bu baax attention li ñuy wax ihtiyaat war nga jël say précaution ba vérifier bu baax parce que bon mën nga xool affiche bi ñu bind ci loo xam ni sax neexul a gis neexul rafetul ba pare nga dugg sax mu am fa leneen loo xam ni daggan na ci biir doonte woon affiche bi mais ala kulli xaal bu fekkee ni da ngay dem ci benn bërëb principe bi mooy que ni yow jullit war nga xam bërëb boobu lan nga fay wuti est-ce que la nga fay wuti daggan na ci boppam ñaareel ba na nga koy wutee foofu est-ce que daggan na na nga koy amee est-ce que daggan na donc
kii dem responsabilité am digganteem yàlla moom moo war a dem xool est-ce que bërëb bi li ma fa soxla charia may na ma wutee ko ci bërëb bi ak ci anam bi. bien sûr jullit dafa war a nekk ku vigilant pour bañ a tenter boppam maanaam exposer sa bopp ci ay bàkkaar moo tax boo nekkee jullit bul dem ci baar ba bul dem ca fa ñuy sabareeg yu mel noonu parce que li ñuy bañ mooy nga fay dégg wala di gis loo xam ni mën na yee sa bànneexu bakkan. wàllum ñàkk yi Sénégal dem commencé nañ ñàkk jëm ci mbas mi di coronavirus kilifa diine yi kenn gisagu leen ñu bëri xalaat ne ñoom ñoo waroon nekk sax en première ligne su ko defee nit ñi bu leen gisee gën a sawar daal di dem ñàkku waaye loolu amagul. gis naa ay imam ñuy ñàkku de. waaw léegi. kilifa yu mag yi surtout kilifa yu mag yi. kilifa yu mag yi wax kilifa tarixa yi surtout. bon foofu li ma mën naa fa tontu ñaari mbir am na fa première chose mooy que kilifa yu mag yi am nañu droit comme n'importe quel citoyen bañ a vacciné wu vaccination bi de obligation même dans les pays européens donc je sais pas pourquoi nit ñi bëgg forcément xalif yi génn vacciné wu pourquoi ñu bu leen imposer loolu am nañ droit ñoom ne man du ma vacciné wu pour une raison. mais pas la pédagogie par l'exemple maanaam bu leen nit ñi gisee ñu wax nit ñi dañ ci sawar. waaw mais pédagogie du dindi liberté donc am nañ seen droit. yow nee nga di nga ñàkku. am na xalif yoo xam ni am nañu droit ne man du ma ñàkku am xalif yoo xam ne danañ ñàkku bu ko defee xalif yi ñàkku ñi leen wóor. yow Imam Kanté nee nga di nga ñàkku. fan laa ko waxee. ah bon jëlaguma sama décision. loo xaar. maa ngi xaar mais bon. scientifique la en même temps man non sama xel dal na. personnellement sama xel dal na scientifique la base scientifique yi ma gis ak scientifique yi ma reconnaître seen authenticité xam-xam. te nekkuñu en conflit d'intérêt convaincre nañ ma que ni vaccin yi ñu ngi ciy vacciné ni depuis 4-5 mois ay millions de personnes kenn gisul nit ñi di daanu di dee. di nangam yéen yëpp ay fake news la donc. ci principe bu vaccin bi gisuma ci problème. jërëjëf Imam Ahmadou Makhtar Kanté jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène ñi ngi